يا خير ضيف أتى بالبسر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد يا غير ضيف أتى بالبسر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد يا غير ضيف أتى بالبسر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد لا صلت ضيفا كريما سائرا أبدا مكرما rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen siyaare ci weer wu tedd wi nga xam ne moom lañu nekk ak weer wu tedd wi ñuy jublu weer wi ñu neen wu tedd wi ñu nekk di weer wi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne mooy weeram weer wi nga xam ne mooy jublu nag mooy weer wi nga xam ne mooy weeru jullit ñi kon ñaari weer yëpp yu tedd la ci ñun ñi nga xam ne ay jullit lañu aju ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi ñaan suñu borom nag mi nga xam ne mooy borom kàttan te mooy borom man mu dimbaleen ba weer wi nga xam ne moo di ñëw mu jox nu kàttan ak man bañ man koo woor man koo taxawe itam ci ni nga xam ni la bëgg ñu taxawee ko daje bokk ci ëllëg ci ñi nga xam ne itam ñiñ goreel lañu ci weer wu tedd wi nga xam ne suñu borom da ciy goreel ay jaamu yàlla ñu suñu borom boole ci ñi muy goreel loolu suñu borom mën na ko jàpp na ko kon yaakaar naa ne loolu rek li ci des nag lépp leer na ci ay këyit yaakaar naa programme yi ni muy demee ci biir koor gi lépp bind nañ ko mu leer nga xam ne ku ne mën na koo jàng xam nan mooy programme bi ñu bàyyi ko xel bu baax a baax xam ne insha allahu niñ def woon weeru koor daaw fas yéene nañ koo defee itam nu ko raw wala nu mel noona niñ ko doon taxawee itam noonu lañ koy taxawee ñu ñaan suñu borom mu nangul nu ko te fulal nu ci jëf yi comme weer la woo xam ne da ciy ful ay jëf di ñaan suñ borom itam ci daraja yi weer wu tedd wi nga xam ne gudd gu tedd gi da cee nekk guddi laylatul xadr kon ñu tëjee rek jàng inna ansalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri xayrum min alfi shahr tanazzalu almalaikatu warruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr salaam hiya hatta matla'il fajr allahumma salli ala sayyidina wa mawlana muhammadin salatan ala nabiyyin tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaa'ij wa tunaru bihi raqaa'ib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam bi wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Membres du comité d'organisation, nous sommes venus présider ces réunions de comité local de développement sur sollicitation du coordonnateur Alhaji Mbacké Faye, que nous saluons bien au passage. Et nous voudrions également partager avec vous vraiment l'ensemble des mesures qui sont prises pour une bonne organisation des Ndogu de cette année. Les Ndogu ont vécu, je crois, pendant plus de 2 ans dans ces beaux temples du savoir et de piété, sous l'égide du coordonnateur, mais également sous l'égide du Djori. Et depuis lors, l'administration locale a participé. Tous les chefs de service qui sont ici présents, à commencer par les commissaires de police, les membres du service d'hygiène, le médecin-chef de district, les sapeurs-pompiers ont toujours donné sont toujours donnés à fond pour une bonne réussite de ces Ndogu. Cette année, nous sentons qu'il y a une particularité. Parce que comme vous le savez, l'année dernière, il y avait plus de 3500 repas servis tous les jours, si je ne me trompe. Et cela avait drainé également beaucoup de monde au niveau de la mosquée et de la zone, ce qui requiert des dispositions particulières de sécurité d'abord pour la mosquée, pour ceux qui la fréquentent, mais également pour ceux qui viennent prendre des Ndogu, parce que ça a un impact sur la circulation, sur même l'environnement que nous gérons ici, et surtout sur la voie publique. C'est pourquoi nous sommes venus, monsieur le coordinateur, avec le commissaire de Grand Dakar, qui est le responsable du secteur, pour que tous les problèmes de sécurité soient revus avec vous et qu'ensemble nous prenons des mesures idoines.
pour pouvoir faire d'abord des demandes de renfort et demander donc l'arrivée du GMI, mais également gérer la circulation entre les deux commissariats que sont le commissariat de Grand Dakar et le commissariat des HLM. Parce que quand même sur la venue chez Ahmed Bamba, tous les jours avec le Ndogo, nous avons beaucoup d'entrées et de sorties, sans compter maintenant le flux traditionnel des véhicules, le flux quotidien. Donc ce qui fait que nous sommes vraiment tentés de vous écouter d'abord, si vous le voulez bien, nous dire vos préoccupations. Qu'est-ce que vous voulez que l'administration fasse en tant qu'entité normale de l'État, donc gérant le pouvoir régalien, mais également qu'est-ce que vous attendez de nous. Mais nous aimerions également que sur le plan de la santé, que le médecin, que vous disiez pour que nous puissions transmettre au médecin les dispositions que vous voudrez. Notamment s'il faut ici une antenne médicale, des médecins et des infirmiers ou quoi que ce soit, l'administration également a fait tout. Les services d'hygiène également ici représentés dans ces réunions. Et attend de vous une expression de besoin ou bien en tout cas une demande d'activité pour que la zone soit bien pulvérisée et que les citoyens vraiment puissent faire leurs activités correctement. De même, les sapeurs-pompiers sont également là et ils sont également à votre écoute. Et comme nous ne maîtrisons pas le programme qui est élaboré depuis le début, nous souhaiterions que vous nous communiquiez d'abord le programme et ensemble nous allons voir secteur par secteur ce qu'il faudra faire. Je pense que c'est l'essentiel. Bamtu ko rek wax ni gannaaw bi ñëw ñëpp di ziar imam di ziar waa Massalikul Jinaan ñi ngi wax ni ñëw nañ tey comité local développement ngir ànd ak waa Massalik liggéeyu waajal ndog yi dañu wax ne daaw lu man ñetti junni ndab daanaka mën nañ ñi dina fi génn par bëccëg étudiants yu bëri au niveau de l'université gii rek université Dakar fi nañ daan ndogoo ak ñeneen ñoo xam ne nii vraiment dañ ciy bëgg di fi ñëw loolu nag li muy indi ci ndog yi dajaa waxuma sax ci conférence mais ci ndog yi rek li muy indi ay nit mbooloo mu bëri mbooloo nag ku ko wax da nga wax aar nit ñi sécurité war a am moo tax police ñëw ñaari commissaire yëpp ñëw nañ bu Grand Dakar ak bu HLM mais dina laal aussi day laal circulation bi muy dem bi ak dikk bi ci oto yi xam ngeen ni fii déjà avenue Cheikh Ahmadou Bamba bi rek ak rond point Colobane bi dafa am lu mu jàpp kon bu lu mel noonu war fee ñëw bis bu nekk ak ñi indi ay ndogoog ñiy génn ak ñiy dem ak ni Sénégal ak ni àddina bi bindoo léegi day laaj ay dispositions yu war a jël tëral ko loolu ñu bëgg ko ànd ak yéen dox ko ba neen ko bëggee incha allah ngeen am ko noonu ñu wax ni aussi waa service d'hygiène ñëw nañ ànd ak ñun di leen déglu pour li ngeen bëgg di ko séntu ñun état bi ñu mën leen ko defal waa médecin bi aussi moom it même chose mu ngi déglu ndax da ngeen laaj antenne médicale wala da ngeen bëgg infirmier yu fi nekk wala médecin wala nan lay demee ndaxte fanweeri fan du benn bis loolu lépp nag ñu ngi koy def ci seen ndigal ci ndigalu gouverneur région ak préfet département di ko ànd ak yéen di ko wax ni jëwriñ wax nañu ñu ñëw jaar ko ci coordonnateur bi moo tax ñëw toog ànd ak yéen réunion ñu bëgg nag loolu yéen yor seen yéen yor programme jumaa ci ngeen wax ñu nan la tëddee nan ngeen bëgg bu ko defee ñun ñu mën leen ci fekk si liggéey bi mën a dox fanaan daal loolu daal mooy wax bi ngeen baal ñu wax nag ci xëy na ci li ñu xaw a yéexe réagir mais de toute façon ñun dañ leen di déglu point bu ngeen soxla ne li lañ soxla ñu bind loolu ki ko yor mën a tontu parce que moom loolu rek a tax mu ñëw jërë ngeen kon coordonnateur kaddu gaa ngi noonu maa ngi nuyu ñëpp nag di nuyu aji gàmmu ak suñu kilifa yi fi teew yëpp bàyyiwuma kenn ngeen baal ñu wax jërë ngeen jëf. jullit yi mbokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziar ñu ngi leen di balu àq bu baax di leen balu àq bu baax di yëkkati sunu kaddu muy kaddu yi njëkk di ci ñaanal sëñ Mountakha Mbacké xalif général des mourides mu yàgg fi te wér lool sëñ Mountakha mu yàgg fi te wér buñ ko ñaanalee wàcc nañ ci ki nga xam ne moo ko fi nekkal fii ci ndakaaru ak li ko wër muy alaaji Mbàkke yu fay di représentant le xalif général des mourides ci ndakaaru ak li ko wër joxe ndigal ci lii joxe woon ko ci daaw bi ñu koy organiser ren tamit mu joxewaat ci ndigal pour ñu xool nan la ñuy dugge ci weeru tedd wi ak nan lañ koy dundee ba nuy naanaan ndox
di taxaw ci moom tuuti di ko sant di ko gërëm ci confiance bi nga xam ne jël na ko teg ko ci sunu jëmm yi nga xam ne ñoo fi nekk muy góor ak jigéen nga xam ne lépp lu jëm ci liggéey bi Alaaji Mbàkkiyu amu ci lenn lu muy def lu bu jotee ndigal mu jóge ci sëñ bi mu wàccee ko ci ñun ñu doxal ko ni ñu ko war a doxale yal na nu yàlla may kattan yàlla na nu yàlla may wér goo xam ne lépp loo xam ne ndigal la jóge ci sëñ bi ñëw ci moom wàcc ci ñun ñu doxal ko ni ñu ko war a doxale te dara ban cee gën sëñ bi kon jërëjëf ñu ngi sant ñëpp waaye sant gi dañ ciy njëkke imam bi toogoon fii imam Basir Lo nga xam ne mooy imam bi nga xam ne moo nekk fii ci Masalikul Jinaan te mate ko sëkk gis ngeen ñaanam gi nu mu neexee li koy gën a neex nag mooy bu ñu duggee ci weer wu tedd bi incha allah li mu wax fii lépp ngëneelu weer bi yëpp dana ko saraa ci weer wi ak sëñ Isaak ñi mu àndal ñëpp rek ñi nga xam ne ñooy yore religieux bi nekk fii ci jumaa ji ni leen di jëwrin di sant rek noonu ci kàddu jëwrin ma ngi sant imaam ma ngi sant ñi mu àndal ñépp ci jàpp bi nga xam ne ndigal li jóge ci sëñ bi ñëw ci ñoom ni ñu koy doxale ak rafetaay bi di sant nag monsieur le préfet ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm bu baax a baax a baax ak sa collaborateur yépp yi nga àndal muy ñaari commissaires yi nga xam ne mooy ñoo benn bi jóge Grand Dakar benn bi jóge HLM ak waa sapeur pompier ak waa service d'hygiène ak waa santé ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax lii du ne guléet fii ndax lépp loo xam ne événement la boo xam ne am na Masalikul Jinaan état bi def na ci li man ak li mënul buñ la santee nag bu baax a baax gërëm la bu baax mooy gërëm nañ préfet de Dakar gouverneur tamit gërëm nañ ko waaye gërëm nañ tamit le ministre de l'intérieur Antoine gërëm le président de la République muy hiérarchie boobu yooyu yëpp ñu ngi leen di sant bu baax ndax lu fi xew ci Masalikul Jinaan ñun dey taxawun rek banque suñuy loxo dox goog yi ñuy dox nag gis nañ ne fu ñu toll yéen a ngi sunu wet yéen a ngi jàpp yéen ngi ñuy dimbali yàlla na leen sëñ Tuubaa gën a dimbali waa diwaan bi rek ñoo fi nekk wax naa leen ko léegi bi may njëkk a nuyu ne muy góor muy jigéen waa diwaanu Muridina ñoo fi nekk ñu jël fi rek ñoo xam ne rek ay benn ndax lii dañuy saraa liggéey bi rek waaye daayira yi ñu ngi ci Ndakaaru ak li ko wër lii benn daayira yoru ko ñaari daayira yu yoru ko Ndakaaru gépp ak li ko wër ci daayira yi ak fédération yi ñoo yore lii ñun nag échantillon la bu ñu tànn rek ne ñun wax ak maanaam taalibe yi presse bi relayé ko au passage ñu ngi sant presse bi bu baax ndax ñoom am nañu temps boo xam ne moom la ñuy liggéey ak temps boo xam ne daanaka duñ ko liggéey waaye seet nañ ne toujours buñ leen wooyee fii ci Masalikul Jinaan danañ bàyyi lépp lu ñu doon def ñëw ak nu mu gën a gàtte ne lii daanaka bii ci guddi rek lan ko daal di leen ko décider ne moo dàgg na leen woo waaye gis nañ ne yéen ñëpp teew ngeen te teew ngeen teew bu rafet avant ñu julli gis naa ñu bari xam ñoo xam ne dugg nañ fii ci jumaa ji kon ñu ngi leen di sant waaye nag ni ngeen xam ne yéen seen bopp ngeen di liggéeyal yéen service public ngeen yéen nu mu gën a yaatoo rek mu gën a baax te maanaam sëñ Touba moom ànd ak moom moo gën lu ne ndax moom ma ngi ci kër yëpp kër diine yëpp boo fa demee da nga fa fekk sëñ Touba surtout nag jumaa jii ñu nekk nga xam ne jullit yee ko moom sëñ bi mu fi ñëwee dugg si ci biir dana jumaay murit yi la jumaay jullit yi la muy murit muy tijaan muy xaadar muy lu mën a doon boo dee jullit rek fii da nga fi gis sa bopp noonu yi nag dañ nara dugg nañ ci weer wu tedd wii
préfet wax nga ko léegi ñu ngi lay sant ndax lépp lu nu organiser bu amul sécurité loolu du dox bu amul sécurité rek maanaam lenn mën na caa dugg ba yàq ko ndax dañuy wax ne ñi gàmmu ak ñi raas dem bokkuñu ñu seet nag na ngeen daan def rek disposition yi ngeen daan jël pour rapidement tontu ci sa question rek wax la yow li nga xam ne moom lañ bëgg fii rek mooy dispositif ba ngeen jëloon daaw ngeen gën koo renforcer ndax xam naa ne 3500 repas yu ñuy servir te wóor ne dana yokk moom lañ defoon daaw waaye xam naa ne taalibe yi ci ndakaaru ak daayira yi ci ndakaaru nin takkoo ak maanaam nin jóge ren moom yaakaar naa dina ëpp lool kon sécurité bi danaa ñëw ci daayira yi sécurité bi nan ko ki yoon daaw rek mu nga xam ne Masalik dafa nekk ci diggante Grand Dakar ak Aslem ñoo ko ndar kepp noonu yi leen ko bëggee rek ngeen taxawul nu ci te programme bi dañ ne fii 14h30 lay démarrer waaye ñun daanaka bu weeru teroo ba ñuy naan ndox ñun duñ fi jógee organisation bi tamit buñ xëyee depuis 8h du matin la ñuy commencé waaye nag buñ waxee 14h30 moom la activité yi commencé na waaye avant booba dañuy soxla kaaraange loo xam ne lu ñuy jàppale ci suba si beneen bi li ñu bëgg soxla tamit dëgg-dëgg mooy parking yi ñu dimbali ci ba libéré ko ndax nit ñi naafile yi dañ fi bari lool bu demee tamit ba conférence yi commencé activité yi commencé ñëpp dañuy ñëw ñu bari dañuy ñëw tamit pour garer seeni oto waaye gros porteurs yi nga xam ne ñooy wëndeelu ci gannaaw yooyu buñ sañoon yooyu yépp ñu dégager leen ko ndax ñi nga xam ne pèlerins yi nga xam ne dañoo bëgg a ñëw ñii di ndogu si ñii di seetaan si conférence yi ñii di naafile si ku ñëw boo yore sa oto mën a gaare bu baax ñun am na benn service parking bu nekk suñu biir waaye loolu diñ ci gën a mën a renforcer mooy fu nu gestu rek gis ab policier bu taxaw loolu moom lu ngeen lu ci mën a dimbali rek moom loolu mooy doléance yi beneen bi am solo tamit mooy service de santé bi service de santé xam ngeen ne koor nit ñi dañuy dem ba ngéyeen yi ñemewuñ ko waaw ngéyeen yi ak cekkeen yi ñemewuñ ko waaw dañuy dem ba yisaa ñu jeex tàkk te fii dañuy liggéey yisaa tamit dañoo nekk ci matériel di ko manipuler mënoo dem ba gaañu ñu bëggoon daal bu nu fi mënoon defar benn antenne médicale bu nga xam ne wóor na ma ne ñun en général danañu jàppale waaye ñun dana leen jàppale c'est-à-dire prise en charge beeg toppatoo beeg muy policier yeeg muy service médical beeg lépp incha allah bu ñëwee ba mettre ko suñu disposition am na ñu spécial ñoo xam ne dana leen toppatoo surtout ñaa ngi fii nga xam ne c'est lui qui est chargé de la sécurité interne incha allah loolu lépp dañ ko ci buñ sañoon daal ñu amal benn antenne médicale les sapeurs pompiers macha allah kenn demul ñu des chaque fois danañu indil ndox yoo xam ne bassin yépp dañ koy remplir waaye ndox moo xam ne waa waañ wi dañ ko soxla surtout waa waañ wi ndax daanaka weeru koor daanaka bu heure bii rek bu xëyee suba ñu ngi togg di togg ndax repas yooyu nga xam ne dañ ko confectionné fii nga xam ne day bari ndox moomu ci waañ wi dañ koy soxla lool waaye soxla nañu des éléments yoo xam ne danañu jàppale des éléments d'intervention yoo xam ne lu fi xew rek ñu mën ko saytu comme ni ko sécurité policier di saytoo soxla nañu tamit des ambulances médicalisées boobu nga xam ne dañu ñaari ambulance nga xam ne bu ngeen tegee fii benn teg fii benn loolu lépp sëñ bi sax ak ñaanam xajut ci loolu lépp waaye comme dañuy ay nit leen rek di dund loolu lépp dañ koy prévoir rek waaw lu ngeen nu ci mën a jàppale ci ambulance médicalisée ak des citernes d'eau ak des éléments d'intervention sapeur-pompier ngeen jàppale lu ci bu baax li jëm ci service d'hygiène macha allah dañu daan jàppale dañ daan ñëw fii lépp loo xam ne bu guddi jotee nag ñoom dañ daan ñëw bu ñëpp demee ñu ñëw fii daal di wut jël seen oto yi poudre fii yëpp désinfecté ko loolu tamit soxla nañ ko waañ wa tamit
yi saa dem di fa dem di dimbali waa waañ ba di leen désinfecter dana baax. produit yooyu tamit ngeen di am pour ay lavage ak yooyu yëpp lu ngeen nu ci mën a jàppalee day baax waaw. waa service d'hygiène waa Croix-Rouge tamit incha allah ñoom tamit da ñëw gisuma leen fi waaye xam naa ne ñoom da ñëw def naa ne service yooyu yëpp lim naa leen waaye antenne médicale bi daal bëgg nañ ñu installé ko fii. bëgg nañ tamit ñaari commissaires yi seen sécurité fii tamit GMI yi ñu indi leen fii ñu mën noo téyel parking yi ndax maanaam ñi nga xam ne dañoo ñëw pour jaamu yàlla bu nu tëjee seeni oto ñu bañ gaañi saay si bañ a jaar ca gannaaw di ko ji te lii yu mel noonu dafay faral di am donc loolu moo jëm ci maanaam lii nga xam ne moo jëm ci administration bi tey daanaka ay rappel la rek waaye chaque événement bu fi xew muy Laylatul Qadr ak gàmmook lépp yéen a ngi ci taxaw waaye nag lu ngeen mën a taxaw lu ngeen daan taxawee weer wii nag mooy ndaj dëpp gi moom mooy weer yi ñëpp kon lu ngeen doon def rek neen ko yokk intérieur tamit bâche yeen daan indi tamit woon nañ leen ña ngi koy démarche waaye loolu ci sa domaine la waaw ñu indi luy bâche yoo kii loolu daal mooy domaine bi yi ci des mooy taalibe yi Alaaji Mbàkke yu ma ngi leen di gërëm muy fédération yi nekk ci Ndakaaru ak li ko wër daayira yi góor ak jigéen Alaaji Mbàkke yu nee na bi sëñ bi joxe ndigal ci jëmmam ji mu nekkal ko fii ci Ndakaaru ak li ko wër ba nëgëni tàyyiwu leen ndigal lu jóge ci sëñ bi wàcc ci moom nam leen daan woowee da ngeen ci def li ngeen man ak li ngeen mënul kon ma ngi balaa ma wax dara ci bis bi da leen di sant di leen gërëm bu baax a baax a baax ñi nekk Tëngéej ñi nekk Yëmbal ñi nekk Wakaam ñi nekk Parcelles ñi nekk biir Ndakaaru ak daayira yëpp bàyyi wunu kenn est-ce que maag daayira yi nga xam ne nag ñoo ŋànk Masaalikal Jinaan guddeeg bëccëg ñu nekk fi ñoom xidma nga xam ne xidma daayira spécial boo xam ne ñoom ñëpp dañoo jël nag bootu ci gannaaw ñoom ñëpp soxna Gàmbu Jóob mii nga xam ne bu ma ko tuddee tudd naa ñëpp ndax muy góor muy jigéen ñoom ñëpp mooy seen ndey ak daayira yi nekk ci gannaaw Alaaji Mbàkke yu ma ngi lay sant bu baax ma ngi lay gërëm bu baax a baax a baax kii conférence de presse la ak liggéey bu ñuy liggéey waaye bu na ci paree yéen da ngeen def seen réunion yoo xam ne danañ ko ànd ak yéen lépp loo xam ne war nañ ko faa développé danañ ko développé mais Alaaji Mbàkke yu daal moo ne une fois de plus ma ngi sant taalibe yi Ndakaaru yi ñu bëgg ngeen jottali ko bu baax a baax xam ne liggéey bii moom wéetu ci waaye tantôt dama koy wax ne moom day lu mu sant taalibe yi Ndakaaru yi ndax man toujours maa en tant que coordonnateur maa leen di coordonné lu mu leen sant benn ñoom taalibe yi Ndakaaru sant nañ ko fukk ndax bi ñu àndee ak moom ba nëgë ni ànd ak ñoom ba nëgë ni muy ca Serigne Ngom ca Alaaji Njaga Géey ba nga xam ne ñoo fi nekkoon ay représentant moom seetaanul woon moom Alaaji Mbàkke yu dafa daan ànd di jiitu lépp loo xam ne tey jii moom la ñuy organiser moom la ñuy def loxoom a cee njëkk jëfam njëkk ci léppam njëkk kon tey jii bu yàlla ak yonent bi Sëñ Tuubaa wàccee ci koom muy def loo xam ne tey jii lii nga xam ne buñ ko dajalee bu dee budget bi 5 la daanaka 4-5 yi moo koy joxe 4-5 yi moo koy joxe xaaru ci kenn loolu la taalibe yi xam nañ ba nga xam ne taalibe yépp takku nañu ne kët jëwriñ ji bu defee lii ñu ni dañuy def lii loolu mooy ànd kon ma ngi leen di sant ma ngi leen di gërëm programme bi nag ni ñu ko waxee rek le matin lay commencé festivités yi à part ñi fi nekk di liggéey ñun bu weer wi teroo rek amuñu fu ñuy dem fii la ñuy nekk ban ne weer wi feeñ na weer wi feeñ na kët koor gi jeex na daaw lu bari da cee xew ndax bi weer wi feeñee rek
activités yi taxaw na joxeetuñu ndogu joxeetuñu kii danoo waroon a kontaan mais on était triste ndax action humanitaire boobu nga xam ne dañ ko yëkkati woon Alaaji Mbàkke yu jiitu ci ñu koy def ba di ko def chaque jour nga xam ne ku fi nekk di daayira muy jigéen muy góor cawarte ga ci sawar di ci def li nga mën ak li nga mënul loo am indi nga ko ñu boole ko ci liggéey bi weer wi ne feeñ na rek jeex na weer wi jeex na rek ñëpp sax danoo waroon a bëgg ndax war nañ koor gu neex waaye tristesse amoon na ndax maanaam fait de yooyu ñu doon def yu baax yooyu ñu doon def ndog yooyu ñu doon def dana nu manqué loolu nag ci leen bëgg a dugg ren incha allah bëgg ñëpp jàppale na ci woo nañ ci ñëpp ñi ci defoon daaw indi ci seen alal indi ci seen lépp jëwrin ma ngi leen di sant ma ngi leen di gërëm bu baax ni ma leen ko waxee tàntu rek moom du xaar kenn dara ci ndigalu Sëñ Tuubaa yi bu ñëwee dana ko wax ne kat ndigal laa ngi nii waaye du ci xaar kenn kon ñun taalibe yi nan takkuwaat ñun ñëpp góorgóorlu ba nga xam ne incha allah bis bu nekk rek bu paasee rek bis bi ci kanam mooy gën a neexati te noonu mooy tànk Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa amul tànk ginnaaw tànk kanam la am ñu góorgóorlu rek ba nga xam ne weer wi na mu neexe woon daaw ci ñun baax a baax na gën a neex ren ci engagement ci jàpp ci àndandoo nekk benn incha allah loolu lépp incha allah dana dugg ci détails yi muy des séries de conférences yi incha allah dana leen koy wax léegi dana génnee léegi calendrier bi wax leen ko dans les détails wax leen ko en arabe wax leen ko tamit en français wax leen ko tamit en wolof incha allah loolu moo jëmoon ci yéen une fois de plus préfet maa ngi lay sant ci turu Alaaji Mbàkke yu ci turu Sëñ Touba ñu ngi sant presse bi bu baax a baax kaddu yi nag kaddu yi waa diwaanu Muridiina rek la ñun ñëpp muy góor ñi muy jigéen ñi wasalaam. waaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokki jullit yi jàkkaarloog ñun ak yi fi teew yëpp ñu ngi leen di nuyu ci turu Cheikh Mamadou Bachir mi nga xam ne mooy imaamu barab bi ak mboolem ñi koy jàppale tàmbale ko Cheikh Khadim ba Cheikh Issa sëriñ bi def na ko ni mu ko daan defee woo ñi nga xam ne ñoom la seqal liggéey boobu ngir ñu waajal weer wi ci dundal ko ak dund ko ba teg ci ay programme yoo xam ne comme ni mu ko waxee léegi yu mel ne yi ñu fi defoon daaw wala sax yoo xam ne ñoo ko raw loolu nag ci la kilifa yi tënkee programme bii nga xam ne moom laa leen bëgg a leeral te liggéey bi sëriñ Bachiru mi ngi ko tegoon ci loxol sëriñ Issa Gueye mu bokk ci imam yi ba noppi moom la sëñ bi indi ci barab bi ngir muy jàngale ci daara ji mu saytul ko sëriñ bi tey moo waroon a toog fii ci jotaay bi ngir leeral programme bi waaye xëy na ay yitte da koo dab ci màggalu sëñ Massamba ga ba tax jot a teew ci barab bi ngir kon ñu wóotu ko ci rek xëy na dana jafe waaye kon ñu def suñ kenn lay kattan ngir leeral programme bi ci wàllum diina ji ni ñu ko war a dundale ci barab bii di Masaalikul Jinaan te lépp dëppoog njàngaleem Seexul Xadiim ci bëccëg yi ak guddi yi kon niñ ko tàmbalee ci bëccëg gi rek muy ginnaaw bi ñu julee tisbaar ba noppi ci mboolam weer wi yëpp bi set def na ci amal ñaari jataay diggante tisbaar ak takkusaan jataay bu njëkk bi imaam si Issa Gueye moo koy amal di ci laabirante ak a jàngale ak gën a leeral xasida ak Sëriñ Tuubaa gi nga xam ne mi ngi ko tuddee naaju xadaali aaji nga xam ne lu bari ci teggin yoo xam ne akub yar bu nit ki war a amee diggantam ak boroomam waaye diggantam ak moroomam diggantam ak ci lépp lu muy jëf Sëriñ Tuubaa indi na ko ci téere boobu Sëriñ Issa nag jël téere boobu ci ndigalul kilifa yi ngir war cee defar ab jàngat akub leeral akub laabirante ci diiru weer wi diiru ñaar fukki fan yi ak juróom-ñeent xam ngeen ne daaw Masaalikul Jinaan la jëloon séddale ko ci weer wi yëpp waaye ren kon mi nga war a jël téere Sëriñ Tuubaa bi ñuy wax naaju xadaayil aaji ci diiru weer wi it ginnaaw bu ñu jëlee tisbaar rek ci la koy tàmbali Sëriñ Issa bu noppee ci bindam imaam si Awa Balla Gueye mooy jël
ci téere boo xam ne Serigne Touba da caa dajale ay dénkaane yoo xam ne da koy dénk jullit ñi mais kataba man wasaaya li Cheikh al Khadim bi bu set Imam Cheikh Gueye dana jël ci dénkaane yooyu ay dénkaane ngir gën koo leebir bokk jullit ñi ginnaaw bi suñu isaa noppee diggante tisbaar ak takkusaan ci la ñaari jotaay yooyu am. buñ ca jógee xam ngeen ne dëkk bi ñu nekk di Ndakaaru am na num bindoo bokkut ak yeneen dëkk yi moo tax ba jotaay yu xam-xam yi ëpp solo ci weer wi dañ koy jagleele dimanche yi ndax xam nañ ne nit ñi seenu jotadi ak xataayu dëkk bi ba tax xam nañ ne dimanche mooy bis bi nga xam ne mooy gën a ëpp jot ci nit ñi moo tax dimanche boobu heure bu agsi dañ ko gën a jëmmal ci gën a yokk jotaay xam-xam bi waaye gën cee woo it borom xam-xam yu mag yi ngir ñu gën a yaatal njàngale mi ci mboolem jullit ñi kon dimanche bu ne jotaay boobu dana ci am dimanche bu njëkk bi nag ñoo ngi ko jagleele ay imam Khadim Ndiaye Fadia di imam fii ci sànd gi di jàngalekatu alquran ngir ma war a ñëw ak ñun ci weeru koor ay atteem ak i tegginam loolu incha allah suñu Khadim Ndiaye dana ci ñëw muy dimanche bi njëkk ci weer wi ngir gën koo xamal nit ñi ndax day tombe ñuy soobu ci weer wi loolu mooy dimanche bu njëkk bi mi ngi tàmbali di 17h ba 18h30 ñaareelu dimanche ba moom it danañ ca dalal ginnaaw bu jotaay yi amee ba noppi ndax loolu day fekk si Issa Gueye jotaayam jàll ak suñu imam Cheikh Aballa Gueye ci la ñuy dolliwaat nag jotaay yi am ci dimanche bi ñaareelu dimanche ba ñoo ngi ko jagleele al oustaz di professeur Mouhamadoul Amine Sow dañ miin ko loolu muy jàngalekat di imam moom it mu war a ñëw ak ñun ci biir husnul xuluq maanaam baax daal mënut a am ci nit ki lu dul ne daa amee jikko yu rafet kon jikko yu rafet yooyu nag ngir nit ki xam lan mooy jikko yu rafet al oustaz professeur Mouhamadoul Amine Sow dana ci ñëw ak ñun ci ñaareelu dimanche bi ngir gën koo yaatal gën koo faram-fàcce ba nit ñi gën a xam lan mooy jikko ju rafet ndax kenn ku ci ne bëgg naa baax loolu it mi ngi tàmbali ci 17h ba 18h30 ci dimanche bi mooy ñaareelu dimanche bi ñetteelu dimanche bi it ginnaaw bi imam Issa Gueye noppee ci naaju xadala aji ak imam Cheikh Gueye ci wasaaye Cheikhul Khadim boobu muy def moom it ñetteelu dimanche bi moom it def na ci dalal docteur Khadim Sylla ku ne min na ko ci yoon wi muy professeur de borom xam-xam bu mag moom it dana ñëw ak ñun ci xam ngeen ne xilmu naafis muy xilmu naafix muy xam-xam bu am njëriñ dafa bokk ci cëslaayul yoonu murid moo tax ñu andil ko wuta ko teemu boppam ngir docteur Khadim war cee ñëw ak ñun gën ñu koo leeral gën ñu koo xamal lan mooy xam-xam bu am njëriñ ni ko Sëriñ Tuubaa déggee kon loolu it mi ngi tàmbali ci ginnaaw ba si Issa noppee ak imam Cheikh Gueye 17h ba 18h30 ñeenteelu dimanche ba moom it ginnaaw bu jotaay yee jàllee imam Cheikh Aballa Gueye moom it dina dellusiwaat dana am jotaay bu ñu ko jagleel boo xam ne moom it jasatu ifta lay doon nga xam ne jotaay yu ubbee la muy laaj ak tontu ngir jullit bi li nga xam ne nekk ta ci xelam mu lënt ko ci diinam te xamu ko am na dana am occasion ci jotaay ci ñeenteelu dimanche boobu man koo laaj imam Cheikh Gueye mu mën ko caa tontu mañ ko caa leeral moo tax jotaay tontu laaj ak tontu lay doon xam ngeen ne dimanche bu njëkk bële ginnaaw bi imam Khadim Ndiaye noppee professeur Abdou Niang moom it def na ko ci dal ndax wàllu ñaari wàll la lii dafa jëm ci nit ki ni muy jaamoo boromam teg ko ci xam-xam waaye nit ki balaa mën a jaamoo boromam daa war a wér bu nag ndax bala ngay tar dara daa fekk nga wér boo wéru doo tal dara moo tax ñu dugal nag ci biir jotaay yooyu professeur Abdou Niang nga xam ne daaw ñëwoon na muy borom xam-xam di professeur jotaay daaw bu am solo lool ngir mu dellusiwaat ak ñun nag naka lañ war a dund ci weeru koor ngir mën a sàmm suñu wér-gu-yaram loolu professeur moo ci ñëw ak ñun bu demee nag bu suñ borom dogalee weer wi di juróomi dimanche ndax bu fekkente ne daa feeñ ci bis bu njëkk bi kon juróomi dimanche dana am ci weeru koor bu dee juróomi dimanche nag muy dimanche bu mujj ba bu tombeek ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer wi dana ca dalal ci ginnaaw bi imam Issa Gueye jàllee ak imam Cheikh Aballa Gueye ginnaaw takkusaan gi dana ca dalal docteur Abdoulaye Diakhaté nga xam ne moom docteur la ci wàllu finance islamique am ci xam-xam bu yaatu ngir mu ñëw ak ñun ci sàkku alal ju léw anem miin yiñ ko mën a sàkkoo dana ko leeral waaye ginnaaw boo ko sàkko ba noppi lam la mën a jural ci sa alal jooju wala mu juraloo ko ci diggante sa borom wala mu juraloo ko ci sa mujj loola
docteur Abdoulaye Diakhaté dina ci ñëw. xam ngeen ne fii jamono toll façon bi maanaam xeetu sàkk yu nu ale yi dafa bari lool, bari na ci yoo xam ne lislaam daganalu ko te ñu bari ña ngi ci yëngutu xamuñu ko. loolu nag ngir nag am ca ak leeral docteur Abdoulaye Diakhaté mii ko ci yàlla may xam-xam la, dana ci ñëw ak ñu ngir leeral ñu jullit bi nan la war a sàkkoo alal ji la. kon loolu dimanche bu mujj bi lay doon, moom it 17h wala tàmbali ba 18h30. ginnaaw bu jataay yooyu jàllee nag bis bu ne danañ am jataayu xasida yoo xam ne dañuy jàng xasida, ndax loolu dafa ànd ak yoon wi ngir dundale ko weer wi. jataay yooyu it mi ngi amee ci ginnaaw bu 18h30 jotee bu dee dimanche yi Sëñ Maxtaar Cuun moo koy ubbi ci diwaanu xuraaniya bi nga xam ne Serigne Touba xasida yëpp mi ngi ko tënk ci alxuraan. bi bu set dana ci jukki ci diggante ci dimanche yi fukki minute ak juróom bu noppee nag kuréel yi nga xam ne waa Jeysun bi ñooy organisé loola Sëñ Maxtaar jiitu ko ak suñu yuusi ñoom ak Sëñ Maxtaar ñoom danañ ci dalal ab kuréel boo xam ne diggante 18h45 ba 19h30 dimanche bu ne danañ ci dalal ab kuréel. bu dee yeneen bis yi nag li ko tàmbalee altine ba samedi mbaa temps bi dana gën a yaatu ci njàngam xasida bi ba nga Sëñ Maxtaar danañ yokk temps am nga xam ne 17h10 lay tàmbali moom ba 17h30 17h40 nga xam ne boobaa dana am fanweeri minute ci xuraaniye bi nga xam ne bi set dana ci jukki dara ngir ñu dundal ko weer yi. bu dee kuréel yi nga xam ne nag moom lañu dalal ci bis bi ci barab bi nga xam ne diggante altine ak samedi ñoom it temps boobu dañ leen ko yokkal ñoom it nga xam 18h45 la kuréel yi tàmbali ba 19h00 bu ko defee nag maanaam li nga xam ne mooy guddi gi ginnaaw bu ñu dogee ba dellusiwaat ba julli gee ba noppi Cheikh Amadou Bassir jiite jàmm ñi julli gee ba noppi sëriñ bi fi mu doon jullee gee balaa jóg danay andi ay dénkaane ci jullit ñi ci dénkaane yi nga xam ne Cheikhul Khadim def na ko te lépp mu jëme ko ci jullit ñi ci diir bu doon lu mu gàtt-gàtt dana ko sëñ bi dana ko labirante ak jullit ñi ñu soog a taxawal maanaam naafile gi liñ ciy leeral rek mooy xanaa fàttalee doon waaye nañ ko defe woon daaw noonu lay amawaatee muy naafile yi muy trawih yi Cheikh Abou Baraka Mbacké mu Cheikh Amadou Bassir moom Sëñ Fallu moo koy taxawee ci ndigalu Cheikh Amadou Muntaxa incha allah ren jii moo koy taxawee waat diir bu weer yi ba weer wi mat bi ñu demee nag ba ca fukk fan yu mujj ya nañ ko defe woon daaw muy dundalaat guddi yu mujj yi nga xam ne lépp ci borom xam-xam yi wax nañ ne mën naa am ci la guddi gi tedd googu ne te ñu bari di ko fi dundal fi ci barab bi muy xiyaamu lay muy tahajjud yooyu imaam Sëñ Seexuna Lo ak imaam Sëñ Géré Gueye ñoom ñaar ñoo koy taxawee. kon lii mooy li nga xam ne programme bii nga xam ne tënkoon nañ ko ci ndigal Cheikh Amadou Bachir ak mboolem ñu àndal diina ji mooy lii ñu ngi jégalu ba wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu. Donc, sous le ndigal de Sëñ Mountakha Bachir, Khalife général des Mourides, le Jawrin Mbacké Faye nous avait instruit, comme on a l'habitude de le faire, donc de nous réunir et puis de voir, à l'instar des différents responsables qui sont au niveau de Massalikul Jinaan, pour élaborer le programme de cette année, mais également de parler par rapport à l'organisation pratique des ndogu que nous avons l'habitude de faire au niveau de Massalik. Donc à cet effet, l'imam Serigne Bassirou Lo avait demandé à l'imam Khadim Lo, en rapport avec effectivement l'imam Serigne Issa Gueye, de nous présenter un programme sur le plan culturel. C'est pourquoi cette année, donc les travaux, disons le programme va démarrer à partir de 14h30 tous les jours. Et de 14h30 à 16h30, nous aurons des causeries et leçons tirées du Nahju par l'imam Issa Gueye et du livre de Cheikhoul Khadim, Recommandations, qui sera effectivement qui nous sera présenté par l'imam Cheikh Gueye. À partir de 17h10, donc, il y aura une lecture du Diwan Khoureynia ou le Fulku par Serigne Makhtar Thioune. Donc, il va le faire tous les jours de 17h30, de 17h10 à 17h40. Et à partir de 17h45, donc avec l'apport du Kourel Jeysun de Massalikul Jinaan, donc il y aura un ensemble de Kourel qui vont venir faire des prestations quotidiennes
au niveau de Massalikul Jinan. Donc ces prestations se feront tous les jours à partir de 17h45 à 19h. Et après cela, juste avant la coupure du jeûne, il y a l'imam Serigne Bassirou Lo qui va tous les jours nous parler pendant 5 minutes des recommandations que Cheikh Ould Khadim a laissées aux talibés et aux musulmans en général. Maintenant, l'innovation de cette année également, c'est au niveau des nafilas qui vont démarrer cette année à partir de 21h30 pour permettre vraiment aux différents fidèles qui se trouvent autour de Massalikul Jinan d'avoir le temps de venir pour pouvoir participer au nafila. Maintenant, pour les 10 derniers jours, donc cette année comme l'année dernière, nous allons organiser un Qiyamul Layli. Donc c'est des nafilas qui vont se faire tous les jours à partir de 3h du matin jusqu'au Fajr. Là également, ce sera sous vraiment la direction, les nafilas de Serigne Abo Moubaraka, Ibn Serigne Bassirou, Ibn Serigne Fallou. Donc il va vraiment nous aider, comme il l'a fait l'année dernière. Il va venir de Touba pour diriger les différents nafilas qui vont se faire au niveau de Massalikul Jinan. Maintenant, pour les dimanches, il y aura des conférences qui seront animées par des chercheurs et des scientifiques, toujours au niveau de Massalikul Jinan, à partir de 17h20 jusqu'à 18h30, qui seront suivis également de prestations de Khassaïd, toujours sous la direction du Jaysoun. Maintenant, comme le préfet et monsieur Samba Dia ont eu à le dire, l'année dernière, nous avions fait à peu près tous les jours 3000 repas qui ont été distribués aux différents fidèles. Mais cette année, Djawri nous a demandé de faire beaucoup plus. C'est-à-dire cette année aussi, c'est une innovation à ce niveau. Donc cette année, on va essayer d'atteindre 5000 repas ou ndogu qui seront vraiment distribués à l'ensemble des fidèles qui vont venir au niveau de Massalikul Jinan. Donc de façon très ramassée, c'est vraiment cette année ce qu'on a prévu de faire et puis demander à Allah qu'on puisse vraiment entrer par Bismillahirrahmanirrahim dans ce mois béni que Serigne Touba a eu à vraiment dire et nous a laissé beaucoup de khassaïd par rapport à ce mois béni et qu'on termine par Alhamdulillah Rabbil Alamin. Voilà, donc nous ne saurions terminer sans vraiment remercier le chef de l'État, mais également le ministre de l'Intérieur, le sous-préfet, monsieur Seigne Bakefal, qui est là présent, l'État d'une manière générale, pour vraiment l'ensemble, à travers les chefs de service qui sont là, pour vraiment les différentes actions qu'ils mènent de façon permanente et continue dans les différentes organisations que nous menons au niveau de Massalikul Jinan. Donc c'est pourquoi nous les remercions pour vraiment leur soutien au niveau vraiment de la sécurité, mais également de la santé, mais aussi avec la présence aussi permanente des sapeurs-pompiers. Parce que comme vous le savez, puisqu'il y a du monde qui vient ici, donc l'État doit nous accompagner. Et sur ce plan, vraiment, nous les remercions pour tout ce qu'ils font pour aider Massalikul Jinan dans l'organisation du mois de Ramadan. Mountakha mu yàgg fi lool te wér buñ ko ñaanalee wàccee nañu nuyoo bi ci xam ne mooy Alaaji Mbackiou Faye te tax ñu toog fii di ko ñaanal moom tamit ndigal yi jóge ci moom di ñëw ci ñun mu yàgg ko indi ñu yàgg koo jëfe liñ fi tax a toog tey nag mooy jëm ci weeru koor bi nga xam ne moom la ñuy séenu te daaw ñu duggoon ci bismillaahi rahmaani rahiim génn ci ak alhamdulillahi rabbil aalamiin noonu nii lañ koy ñaane imaam ñëw na fii ba ñaan ko incha allah ndigal li jóge ci Alaaji Mbàkke yu mooy
luñ ci defoon daaw ren ñu yokk ko mu jëm ci organisation bi nga xam ne moom lañ àndal di ko organiser te ànd ci état bi nag bu may wax te sama préfet nekk nii sama wet ña ngi koy sant bu baax a baax te buñ la santee sant nañ président de la république sant nañ le ministre de l'intérieur sant nañ le gouverneur ak le préfet de Dakar buñ la santee sant nañ tous les chefs de service yi nga àndal muy commissaire bu Grand Dakar ak commissaire bu HLM ak sapeur pompier yi ak le corps médical yi nga àndal ak yëpp ak service d'hygiène ak ñi nga xam ne ñoo lay jàppale di nekk sa service di wax rek kàddu yoo xam ne jóge na ci jëwriñ jóge ci dugg ci bis bii incha allah dañ ko daan defee rek programme bi jox nañ leen ko séddal leen ko programme bi nag dafa commencé ci bu weer wu teroo ba nuy naan ndox incha allah chaque bis bu nekk buñ xëyee nañ koy waxe rek série de conférence la ñuy def ay naafila ay jàng xasaayit noonu lañu jàppe bis bi ba ñuy naan ndox incha allah lépp ngi ci biir programme bi ak ñi ko war a def yépp jox nañ leen ko incha allah di xaar ñépp rek ñi nga xam ne ñoo ñu ci daan jàppale ci bis bi à part l'état nga xam ne macha allah ñu ngi leen di sant bu baax a baax par la voix de Mbackiyou Faye ñu ngi sant tamit ñi nga xam ne ñoo daan indi seeni barkeelu fii ci bis bi di ko def ci lii nga xam ne 3500 repas lañ daan def waaye ren kat jëwriñ ji nee na nañ ko yóbbu ba 5000 repas di ko séddale ñi nga xam ne ay ndogu lay doon ak yoo xam ne danañ ko soxla ci bu nu daggee seen koor loolu tamit ñi koy indi buñ ko indee dañu fay fekk daayira yu fa xam ne ñoo nekk fii ci Masaalikul Jinaan muy góor muy jigéen ñu yore liggéey bi di ko liggéey bu baax a baax ànd ceeg daayira Ndakaaru yeeg fédération yeeg yépp ñoom ñëpp tamit ñu ngi leen di sant bu baax a baax te bu ma ci tuddee aji Gàmmu Jóob mi nga xam ne moo yore jigéen ñi nga xam ne lépp loo xam ne jëm na ca waañ wa danañ ko saytu moo xen ma incha allah loolu day daal di doy sëkk ñoom sax danañ génnaat ci yeneen conférence yoo xam ne danañ yaatal seenub liggéey programme bii wax nañ ko léegi yaatal nañ ko bu baax a baax dama ne conférencier yaa ngi ci kuréelu xasaayid yaa ngi ci ñépp ngi ci danaa ci cité nag jeysun waxoon nañ ko te bu nuy wax tamit benn yoon rek la ñuy wax waaye ñépp ngi ci biir mënuñoo lim ñépp ndax buñ doon lim ñépp tey jii duñ fi jóg taalibe yi rek la ñuy wax ñun bu ñuy wax dañuy wax taalibe yi rek taalibe yi yépp yi ci Ndakaaru ak li ko wër jëwriñ ma ngi leen di sant ma ngi leen di gërëm ci lii nga xam ne jàppale ngeen ko jàppale ko seen bopp muy ndigal yi jóge ci sëñ bi ñëw ci moom ka nekk ca Tëngéej ka nekk ca Wakaam ka nekk ci sunu biir ñooy yem ci liggéey bi te gis nañ ni ngeen takkoo nekk ci ginnaaw ma ngi leen di sant ma ngi leen di gërëm waaye tamit ñu ne jëwriñ Mbackiyou tamit ña ngi koy sant bu baax ndax lépp loo xam ne jóge na ci sëñ bi ñëw ci taalibe yi bala ma ko wax day yëkkati li nga xam ne moo ca war joxe ko incha allah coordination bi ñu ngi nii toog Cheikh Balla Samb ma ngi nii waxoon naa leen ko ca bi may débuté moo yore directeur général Touba TV waaye dafa bokk ci coordination bii ma jiite Abdou Khadre Fall ngi nii nekk sama wet moom tamit bokk ci coordination bi ak Alioune Niang ñooñu rek laay cité parce que daayira yi yëpp mënu ma cee cité kenn ndax ñëpp a ngi ci biir fi mu nekk danoo tànn ni ñuy wax en tant que coordinateur waaye ñu nu gën a takku seen ndigg ñu nu gën a engagé ñoo nekk ci biir ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm di ci woo ñëpp nag di ci woo ñëpp ci turu Alaaji Mbackiyou Faye wasalaam. yaa saara rabbin karimin fiika jaadalana bi laylatil xadri saatil fadli warraqadi
إني أحبك حب سات طلب من مالكي فيك إسعادا بلا عود ذا توبة فيك أيضا ماديا أبدا بالذكر والشكر والقرآن للأحد إليه قد تبت في صعبان عن رجب مجددا فيك فسدني بترك ددي لسعد بأعصي كتاب الله فيك هنا إلى ارتحالي يوم السبت والأحد